asalaamaaleykum téléspectateur bu Bakel 24 TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ak fu ngeen mënti nekk tey jii nag ñu ngi fii ci Ngidila kan moo woote Djily Lo nag ku nekk xam na ne responsable politique APR la waaye tamit nekk le premier prétendant pour la mairie de Ngidila moom Djily Lo moom mooy woote indi ñu tey jii fii ci Ngidila pour un grand meeting politique waaye nag du ci wéet benn yoon ndax xam ngeen ne kii di collaborateur di le ministre maire Moustapha Diop moom la daal di àndal ñëw ak moom fii ci Ngidila pour rek waxtaan ak ay militants ak ay sympathisants loolee lépp da ngeen ànd ak ñoom ci seen télévision Bakel 24 TV di jaajëfal bu baax a baax Serge mi nekk ci réalisation bi loolu lépp da ngeen ko ànd ak tey ci seen télévision Bakel 24 TV leen wax ñu àndandoo seetaan ko saa ngeen jëf. taxawaay meeting bi yàgg na nit ñi bougé wuñ boobu ba léegi depuis 14h 15h ñu taxaw di xaar loolu lépp li ko waral mooy ngëm-ngëm tey yaakaar naa ne waa commune de Ngidila wane nañ ne bëgg nañ changement wane nañ ne bëgg nañ Djily Lo pour teg ko seen maire may wax ne Djily Lo waxoon naa ko sànq ñeenti élection mi ngi nii ngay gañ kon man dama war a gis lan moo war a tax ñu changer la on ne change pas une équipe qui gagne yow Djily Lo gagneur kon nag ñuy wax rek train bi départ na te train bi li ko tax a jóg mooy defar Louga jàppale Louga. Maramata Sylla ñu gën ko xam ci Rat Sylla xam naa bari na ñuy dégg sama tur bi mais bariwul ñu may gis maa ngi siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di siyaare monsieur le ministre encore Djily Lo ñu ngi leen di siyaare di leen baalu àq maa ngi présenté wu man maa ngi jiite benn mouvement ànd taxaw suñu département li ma gën a ñor nag mooy commune Ngidila xam naa ñu nekk Ngidila xam nañ bu baax kan mooy Rat actuel maire bi nga xamante ni moo fi nekk bokk naa ci ki nga xamante ni moo ko jàppale ci législative yi passé ragal naa ni bu amee benn bureau boo xamante ni gagné na ko fii mën naa ni sama bureau la mais je suis la première personne qui demande son départ waaw man maay première personne bi nga xamante ni maa demandé mu jéggal ñu waaye ñëw suñu commune sur la Chine dimanche passé c'était rajo Carrefour déclaré naa ko wax naa ko nëbbatuuma di man lu may def commune Ngidila moo tax ma di ko def parce que sama commune du ma nangu kenn gën ma koo bëgg d'abord li tax ma gën a jël parole Djily Lo dañu lay interpeller ndaxte commune Ngidila dafa nekk en danger waaw dafa nekk en danger mi ngi sukuraat waaw maanaam dinaa la wax ay interpellation yoo xamante ni depuis 1 an yi ñu ngi ciy xeex Ngidila gii ñu nekk il y a 2 semaines ñëw naa fi seet si sama papa Modou Mané parce que li dal Ngidila umpul kenn ci suuf si nga xamante ni dañu ñëw guddi ñëw borne ko ñu dem bay dem tool ñëw gis borne yi kooku dama yaakaar ne xanaa am heure bi mu ko doon borne kenn yëgul loolu bëgg nañ Djily nga bàyyi ci xel Djily Lo ñun waa Ngidila man maa ngi seen ginnaaw loolu kenn dootu ko nangu ci commune bi ci des waa Njimbi Seck laal nañ leen seen suuf kooku aussi ñu ngi ci xaar réponse buñ ci jógee waa Ndaam waa Rita waa Baxdaat dinaa wax ak yéen parce que li tax may wax ak yéen waxtaan nañoo ak yéen mais ay naxeel da cee am naxeel yooyu laa bëgg tey mu leer xam nga lan mooy nax yi dañoo ñëw ba si waxtaan ak yéen ni leen danañ jël suuf si laaj leen xaalis boo xamante ni pour andi fa ndox ak courant la kooku dootuñu ko nangu ci suuf soo xamante ni suñu maam moo ko moom lu weesu bornu dootuñu ko fay ci suuf bornu kese ku leen mën a andil parce que responsabilité maire ou élu bu mu manti doon devoiram la moom andi lii nga xamante ni mooy ndox wala muy courant bu leen nag kenn di leen laaj dërëm pour di leen daggal seen suuf
man maa ngi ci seen ginnaaw duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suuf gratuit lañ koy joxe kenn du ci weesu borno di waxaat ñun waa Jëleerlu barki démb aussi ñëw nañ attaqué ñu ci wàllu suuf ñuy waxaat Djily se remercier parce que gis nañu taxawaay bi nga ci am vraiment ñëw nga def sa déclaration wane sa position ñu ngi lay waxaat aussi ba léegi loolu mi ngi aussi ci loxoy justice di wax ni maire bii fi nekk li mu ci def ci wàllu suuf jéggi na dayo ci commune ci 5 ans yi la commune de Nguidala la jëkk a nekk commune rurale la woon te commune bii la commune Nguidala la gën a arriéré waa Nguidala gépp xam ngeen ko te loolu dafa war a jeex ñooy ñu ngi lay waxaat on Djily li lay xaar aussi bokk na ci dëkk yu bari fi dëkk ba yem fa la ndox ma yem fa la courant ba yem da ngay gis ku bëgg a taxaw tabax doo ngay am problème mu ay poto lampe pour mën a fay ay 1 million wala 1 million 500 pour am courant kooku aussi ñu ngi la ciy interpellé Djily ndox aussi pare da ngay gis koo xamante ni dafay def ay 500 mètres ci dëkk am problème mu ndox ba nga xamante ni pour mu dem dëkk ci këram dafay am ay jafe-jafe kon nag aussi mënuñu ñàkk a wax en tant que xale il faut que ñu interpeller leen aussi yéen parce que ay yaakaar ngeen yaakaar nag bu ñu ko ñëwee am ko ci yéen dana yéen interpeller li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi leen di xaar am nañ yaakaar jooju nag ci yow bu baax a baax mais nag ñu ngi leen ci ñaanaat yéen jël ci taxawaay boo xamante ni ci seen i campagne ñu ngi leen ci xaar ci lu jëm ci loolu ñu ngi lay sant bu baax Djily Lo yaakaar ci nga xamante ne nag commune Nguidala am nañ ko ci yow Djily ñu ngi koy xaar sa ay réponse maa ngi jéglu bu baax a baax di siyaare waat Moustapha Diop di nuyu waa Jëleerlu yëpp di nuyu aussi waa commune Nguidala yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Nguidala mbokk département bu Louga maa ngi leen di nuyu ci turu maire département bu Louga bi yëpp tey nag suñu xol dafa sedd ndax yaa ma ko seddal ndax képp koo xam ne nii xam nga El Hadj Moustapha Dieng xam nga Aliou Lo bu Kër Mbari mi nga xam ne nii mooy waajuru Djily Lo kon Djily Lo man ak moom bañ bokkee dafa yàgg ba ñu àndee dafa yàgg moo tax bu xewlee damay mën a mel ne man maa xewle kon boog Djily yow la ñuy njëkkee di xamal ne Djily yow ku am njariñ nga ci commune Nguidala ndax man maa fekkee kenn waxuma maa assisté final départemental yi fi passé yëpp Djily Lo jox équipement ASC yëpp Djily Lo di parrainer ay final Djily Lo jàpp ci mbas mi Djily Lo di joxe ay vivre Djily Lo jàppale jeunesse bi Djily Lo di jàppale femmes yi boo paree Djily Lo am ay jukko yu baax Djily Lo dafa leet dafa sedd ubbi na kanamam kenn ku nekk ñeme na ko kon ñeme na ko mag ñeme na ko ñu ngi koy dab ci yoon yi di ko arrêté muy saafara soxla yi di wax ak nit ñi di leen dimbali di leen teg ci yoon Djily Lo yàlla na fi yàgg yàlla nga wér yàlla nga am ndam fi may tëjee nag pour bañ a guddal mooy ci ministre Moustapha Diop Mass wax na ko sànq suñ tuddee Moustapha Diop deret ji mooy sot mënuma ci dara taal leen lamp yi taal leen portable yi filmer leen fu leen neex yóbbu leen man Thierno Dieng Moustapha Diop laa àndal moom lay àndal moom lay àndal moom lay àndal képp koo xam ne nii bëgg nga ma yaakaar nga ma àndal ak Moustapha Diop may wax président de la république son excellence monsieur Macky Sall département bu Louga mi ngi ci gannaaw Moustapha Diop dama ne bu ma limee damay juum waaye xam naa ne département bu Louga li ci Moustapha Diop def benn politicien mosu ko cee def Moustapha Diop a ngi dimbali jeunes yi mi ngi dimbali femmes yi moo man ci social boo amee gàmmu moo ci man ay boo amee ay final mu jàppale la ca la man jàpp ci lépp di góorgóorlu di ndaw waaye nag ñu war koo ñaanal yàlla jàppale ko dëgëral ko man nag damay wax ci turu département bu Louga moo tax mënuma bañ a lim délégation yi parce que yàlla daa def may coordonner le département Djily loolu rek laa koy tëjee su ma limee délégation yi rek jox leen kàddu bi ndax damaa bañ a guddal ndax la ma waxoon Kër Momar Sarr jàpp naa ne tey du ma ko mën ndax sama xol
seetal ma ndax nag waa département bi ñii dañoo jógee Siyeen ñii jógee Ngeer Malal ñii jógee Gandi ci tàngoor wi bu ñëwee woon na leen tudd ba ministre xam ne ñoo ngi fi. damay tàmbalee ci Kokki le coordonnateur Sélé Ndiaye mi ngi fi ànd ak Abdou Papa Sy ànd ak Ndiaga Diop ànd ak Cheikh Ndaw ànd ak Malick Ndaw Kër Momar Sarr Baye Jumóoru Kàkku bu déggu tim xam booboo lam def Kër Momar Sarr na nga fa ba tey moom la ñuy coow ma ne góor gi Sow Ousseynou Niang Yoro Dia Sakal Mor Dieng Ngate Ngom Rokhaya Diop Madoune Yade Serigne Diagne Ousmane Sakal Dieng Diary Ba Djibi Ba Ngone Sow Seydou Sow Yatel Sow ñu dem ci délégation Ngën Sarr Ibro Top le maire l'infatigable le 19 nag da nga jëm Ngën Sarr na ko ñëpp jóobaale donc ñu teg Malick Diagne Lamine Sarr Cheikh Sarr ñu dem ci commune de Nguer Malal Demba Ba Fatou Diop Bel Sey Djili Sow Abdou Ndiaye commune de Niomré Kodelo Mor Niang Rokhaya Lo Khady Kébé Ndoumbe Diop ñu dem ci commune de Njaañ le maire Ndiaga Diop mi ngi ci kaw Ale Thiam Ibrahima Ndiaye Penda Ndiaye Awa Diop Diary Ba et Awa Cissé Léona Jam Yodi Ba le maire mi ngi ci kaw Ousseynou Ka Fallou Diagne Assane Sow Bodiel Sow Yoro Dia Pété Warak Mor Samb le maire Ndiémé Fall Awa Fall Moustapha Ndiaye Pape Bey Gandé Mamadou Sow le maire mi ngi ci kaw Ahmed Sow Amit Thioy Soxna Sabare Mbay Beng Wule Silla Samba Diop Mbéjeen moom defe naa délégation bi kenn mënu koo lim buñ ko limee fi la ñuy fanaan ñu dee Thierno Dieng doy na ndax ñëpp a ngi sama gannaaw man moom gaynde laa ku ñëw ñu ne danaa la fàdd jibi loo maa ngi yow suñu bàyyi la woon kenn mu soo yàpp kenn mënu loo xam ko dal bu la kenn diinal bu la kenn loo bàyyi ale loo pour déglu xam nga ko ale Thiam Njaañ waa Njaañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm la commune de Thiamène Aram Diop Bilal Ka Ami Samb Mbaye Ndiaye Ndianka Sow Fatim Mor Gueye et maire Diop kon boobu kaddu gangoog ji li maa ngi guddal waaye sant naa la gërëm naa la jàmbaar nga Moustapha Diop nag moom na ko ñëpp ñaanal xam nga lu soxlaa ak ñaan bu ko amee rek dem dama ne Moustapha moo gis day baax ndax yonent ba la ba sëñ Touba demee Moustapha ko remplacé murid gi taxaw dara yënguwul kon boo ku fi nekk Moustapha jiite la na sam xel dal na seenum xel dal ku ànd ak Moustapha Diop boo tëddee nelaw foo mën a jëm ndam ngay am ndax ndam la juddoo moom lay am Mamadou Moustapha lañ ko tuddee Mamadou Moustapha nag lu mu jiite day daal ndax sama sëñ Touba jógee ñu koy jooy Mamadou Moustapha la ñu tegal mu samp jumaa ji tàllal tay yi taal lamp yi mu di yëpp ñëwaat ci moom ñu teg ko ba tey sëñ Moustapha nekk fi di mbokkam kon Moustapha Diop yàlla na ko yàlla may jàmm jërë ngeen ko. bokki Louga bokki Ngidi la bokki comité ruralu Ngidi la yëpp maa ngi leen di nuyu nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital monsieur le ministre Moustapha Diop di ci teg Djili Lo ñii samay doom yàlla dafa dogal ni day sañu ta bañ laay waxe waaye bëgguma woon sax a wax ndax mbooloo muy fi ne fonk li ñu ne moo ma tax a ñëw waaye du wér du man ndax mbooloo muy fi daje ma yeboon ne la ku ma mag taxaw fii ma ne jëkkatuma fi waaye nag bijjanti moo ma fi indi ma di leen xamal ni maa ngi sant Madou Mané Gueye muy jàmbaari fàkk tëdd di sant itam monsieur le ministre Moustapha Diop ndax monsieur le ministre soxla sunu am wala dara def na ca loxoom gàmm gi ni gàmm jëleerlu
at mu nekk day wëlbatiku def ci loxoom ba mu wér ba ñëpp yëg kon noo ngi koy sant ci loolu di leen xamal nag ni leen comité rural bii nu ne danoo takkoo joxante loxo nekk benn topp ci gannaaw sama doom Djily Lo danoo joxante loxo topp ci gannaaw sama doom Djily Lo noo ci gannaawam tey noo ci gannaawam ëllëg na ngeen xam ni Djily doom la man maa baayam Aliou Lo la woon ba Aliou Lo jóge fi ma nekk ak baayam Mbaye Lo ba muy jóge fi kon taxaw dee ci wax fii bëgg Djily tax ak monsieur le ministre loolu mooy sama taxawaay jëkkatuma fii ma taxaw di wax bu dëgg dee dëgg jëkkatuma taxaw ci meeting di wax na kenn ko ne xam ne nag man mii wax maay Macky Sall waaw man mii wax kenn yi Macky Sall juróom ñi fi jëkk a taxawal Macky Sall maa ne ca digg ba di kenn ko fii ma taxawee ku ma xool xam ne Macky taxaw ndax dama marron dàll yi daa marron li ma sol marron mbaxane mi marron kuris gi ma yor sax dafa marron kon xam ngeen ni Macky ngi Macky Sall la taxaw waaye nag na ngeen xam ni Macky Sall na xam ni kii nu saf te taw nu ne ci gannaawam moo Djily Lo asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokk yi mbokk yi Louga ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di gërëm sunu maire sunu ministre Moustapha Diop mi nga xam ne tey moo waral Mbawar mi di gërëm Djily Lo mi nga xam ne moo def lii tey lu rëy lii ci Ngidi la man ñëwoon naa fi sànq waaye gis naa fi wax dëgg yàlla loo xam ne nii tabarakallah daw na yaram képp koo xam ne nii da ngay politique rek boo ko gisee seeram dara daw kon Djily merci beaucoup yaag say mbokk ak say xarit ak say ànd jàmm ñi nga xam ne da ngaa woote ñu wuy si la man nag suma wax mën naa bañ a bari ndax ki nga xam ne moo tax may jël kàddu muy sunu maire sunu ministre Moustapha Diop maa ngi moom benn lanu réeroo mënut a ñàkk ci ñaar ñuy ànd ndax saytaane dafa sew diggante bu mu xajul lay dugg xajoot duggoon na ci suñ diggante waaye buuxaat nan ko ba mu dellu fa mu nekkoon ñu àndaat maag moom mu nekk sama rak nekk suma maire nekk suma ministre ma nekk magam danaa nekk ci gannaawam nekk ci kanamam nekk ci côté góosam ak côté droitam na ma ko daan defee ba ñuy jël maire bi ma ne ko woon danaa fi jëlee ki fi nekk teg la ca siège ba waaye Tafa sa siège bi kenn du la fi jëlee di fi teg kenn nekk di wax Moustapha Diop jox nga ko jara jàpp muy liggéey di nuyu nag Daba Fall mi nga xam ni moom lañ taxawal fii di wax ni Moustapha jàpp nga ko mu ëllëg dalal nga ko mu dalal muy suñu maire Djily Lo ndax ñun duñ ko wax suñu coordinateur Djily mooy suñu maire. di nuyu te di jiital ci nuyoo bi suñu ministre maire Moustapha Diop jàmbaari njàmbur di ci teg sunu coordinateur bu ñàkk ki ñaan bi tey jàmbaari pàkk tëdd muy monsieur Djily Lo di ci teg ku mel ne sunu coordinateur ba tey di lax bu jaxate ak ñi mu àndal di ci teg Maguette du sunu xarit du sunu mag ku baax ku jàmbaare ku mën a wuuf njaboot yéen waa commune bu Ngidi la nag maa ngi leen di nuyu te di leen ñaanal di nuyu maa ngi
nuyu aussi itam sama xarit Cheikh Seck sama responsable des femmes Adja Penda Mbaye Ndeye Wade sama soxna ak Ami Babou ñoom ay nañ ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama jàmbaar yooyu nga xam ne ñooy jàmbaar yu fàkk teg yi nag ku xam Njang Fall xam léegi man maay Mass Fall Double Casquette waaw ndax dama bokk ci commune bu Louga bokk ci commune bu Ngidila te kenn ku nekk itam xam na Njang Fall ci seen njàmbaarte parce que amul élection bu fi mas a jaar talaapale wuñu amul mosuñoo def ñu naan bureau bii ñoo ko gañ kenn ko gañ bureau yëpp ñoo ko dóor te nag njàpp suñu ministre Moustapha Diop ndax njàng bu ñu gàmmoo Moustapha Diop moo fi gën njàng bu ne ASC Moustapha Diop moo ci gën njàng bu ne lamp yi Moustapha Diop moo fi gën kon njàng tey bu ñu demee bañ naan njàng kon nag Moustapha Diop ak sunu coordinateur Djililo moom itam kenn demul mu def jàmbaar yu fàkk te lii ah Djililo ñun nag waa commune bu Ngidila ñu ngi sa gannaaw te incha allah ñoo yow ba teg la ca neer ba incha allah rabi ku xam Djililo xam ni booy boo ma ni mooy candidat bi gën ci commune Ngidila mooy meilleur candidat. ñu nuyu waa commune bu Ngidila di nuyu ñi teew yëpp di sant di gërëm rek ndax sant waa village yi nga xam si ñoom ñoo am leen naqari ba woo ay nit ba ñu taxawu leen yaakaar naa man su may commencé sax mooy dafa am loo xam si sax ñu ne ñu xam mooy ku fi nekk nii maire nga xam si moom lu dal commune bi moo ko yóbbee moom laa bëgg waa commune bi xam mooy kan xam ko bu baax a baax ñun de man li may wax ñun waa gaaru Thiès sax laay njëkk a wax garage Dakar bii rek li mu ñu woon te yaakaar naa garage bi ku xam chauffeur si fi nekk xam ne ñëpp ci 63 villages la si jógee di fa xëy te teg na leen fitna yoo xam ne si at yi ci ginnaaw képp kuy waxal yàlla xam na ne fu garage bi dee moo ko rey te nekkul ko ku dul boppam ñu ngi ciy woo Moustapha Diop di ci woo Djililo di ci woo Macky Sall di woo képp ku ci man dara nga jàppale ñu man nag damay wax sama mbokk yi ak sama morom yi nañ góorgóorlu te xam ni nit ku nekk dafa am loo xam ne da koy def la muy li ñu dëgmal nañ góorgóorlu boo fexee bu watee gagné jëlee ci lii fi nekk nga xam si su ci yëpp ci turam la ko def lépp lu mu am ci boppam la ko yemale boo demee ca toolam mbéyam mu dem mu laay Idrissa nga xam si lépp lu ko jógee ci boppam la ko jëlee laalu lu mu koy def ci boppam la ko def na nit ñi xam ni Idrissa Tall li fi nekk man moom laa ci dul personne boppam la fi nekkal nekkul fi commune bi moom nag li mu jàng mooy lu ñuy dajee suuf ak nu ñu koy jëlee ba borom du ko yëg loolu mooy xam-xamam du la ne kaay tonni mbalit bi du la ne kaay faju ambulance bu baan sax du ko defar yéen waa ngi dina xam ngeen ci dara ambulance bu baan laa wax du ko defar kon kuy wax yàlla nga xam ne Idrissa Tall du naan liggéey ci commune bi waxaloo yàlla te li ma leer ba leer mooy bu ngeen dof dof loo ba bàyyiwaat ko fi da ngeen gis lu ko gën a pire kon nañ leen góorgóorlu ba jëlee ko fi teg fi ki ñu gën te moo gën ci ñun ki ñu gënal te gën ci ñun muy Djililo yéen ñëpp da ngeen xam loolu man nag maa ngi ci ginnaaw Djililo ak ku nekk ak moom maa ngi ci ginnaaw Moustapha Diop ak ku nekk ak moom ay nit ñu baax lañ di déglu nit ñi di waxtaan ak ñoom doo leen woo duñ la woo téléphone nga leen di coupé duñ la jànni duñ la xas kii fi nekk nii lépp lu ñu fi digge woon deful benn ba bay def lépp kon nag nit ñi xam ni kii di Idrissa Tall dafa ñëw pour jëriñoo commune bi waaye jëriñul commune bi kuy dagg suufu guddi di wër di ko jaay ànd ak say nit ngeen di tabax di def lu leen neex bàyyi nit ñi faale woo kenn kooku yaakaar naa ku ko tàllal loxo di ko jox fii dafa bu ñëwaatee da ngeen ci lu gën a bii kon nag ñi ngi ñaan képp ku fi teew na nga xam ni naqar bi ñu am mooy ki ñu toog di maire amul respect ci nit ñi faalewu leen toppatoowu leen xamul ñooy kan li ma lay wax nag amul dëkk booy dem élève ba fa nekk ni moom ma defal nangam ndax mii bi mu ñëwee ñun leen daam gee dafa jaar wacc fa benn ak sat la ak bu ñuy raxasoo ak benn sel moom la fa bàyyi ndax ba mu koy defee dagg na fa suuf su bari joxe ko te waa ndaam gépp gi fii juróom benn kaar la waa ndaam andi juróom benn kaar lañ fii di aaroon la mobilisé na juróom benn kaar andi ko fii am leen naqari moo tax ñu def ko am leen naqari ci ki fi nekk nii kon ñu ngi ci ginnaaw Djililo ak Moustapha Diop
di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg kii nag ñun yàlla na ko fi yàlla jëlee képp ku mën a ñaan na nga ñaan yàlla jëlee ko fi ndax li mu jàng mooy nu muy jaayee suuf ak nu mu koy séddalee te toolam du ko laal du laal toolam bee mu tuddi Moulay Idrissa du ko laal nam gën a bakkanee la ko def lu ma ni ko la ko yóbbu kon nit ñi nañ góorgóorlu ñu ngi sant Moustapha Diop di sant Djily di ñaan yàlla lii ñuy liggéey yàlla may ñu ci ndam wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di dalal gan yi nag di leen wax dal leen ak jàmm mbokki Sénégal mbokki Louga rawatina mbokki Ngidila dama bëgg ngeen ne teg di ma déglu dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol ndax li may wax kët lu ma ñor la damay wax nag ci cadre jeunesse bi maa ngi tudd Ngila Gueye je suis la coordonnatrice de la COJER communale de Ngidila ba loolu jàllee may jël nuyoo bi di teg ci loxol suñu coordonnateur suñu leader suñu futur maire Djily Lo mu teg ci loxol gaynde jàmbur gi l'homme d'action Moustapha Diop mu tasaare ko ci mbooloo mi ba loolu jàllee Moustapha Diop dama bëgg nga déglu ma lay wax ne Djily mii nit ku baax a ngi nii ku gore ku tabe koo xam ne xolam dara nekku ci boo wàccee boppam Djily mii loo ñu ko jàppale doyul Djily day jël temps alalam dooleem di ko def si commune bi te pourtant am na ñu ko fi ëpp fuuf te defuñu ko maanaam Djily joué na rôle maire te du maire ba tax na Moustapha Diop Djily gis nañ ni yaa koy jàppale waaye Diop loo ko jàppale doyul dolli te gëm nañ ni di nga gën a dolli bu loolu jàllee nag may wax au nom de la jeunesse di la wax ne Moustapha Diop gis nañ li nga def ci Louga suñuy bët ñu may yaa ngi ci lamp yi yaa ngi ci tali yi yaa ngi ci assainissement bi jëlee éducation bi 5 millions yóbbu ko ba 15 millions benn jigéen dematul banque di lebi ndax Moustapha Diop ñaata jeune nga dugal poste ñaata jeune nga dugal kudd ñaata jeune nga dugal APIX ñaata jeune nga dugal ci santé bi ñaata jeune nga def chargé de mission neex na lool waaye ñun jeunes yi ngir la boo na ciy boole woon lay dàqati ba tax na bëgg nañ nga geesuñu lool bu loolu jàllee nag waaye yéen waa ngir la temps yee si ginnaaw déggoon ngeen fi ay coow loolu nag ki ko waral ñu ne yaay mooy maire dëkk bi nekk fi sonal ñu teg ñu pression suuf si nga xamante ni si suñuy maam suñuy papa bàyyi ñu fi muy patrimoine ñu ci daan dund dañ ci bay di dund di teel a xëy di guddee wàcc bëgguñu kenn yeb leen amul lu muy def lu dul jël suñu alal bëgg a albateeku du ñu nax bëgg a albateeku du ñu ko jaay du ñu ko nangu ndax Ngidila la ay jeunes yu jàng xam seen i droit xam seen i devoir ñoo fi nekk Ngidila la nag am na leneen lu mu soxla lu dul ay panneaux de signalisation guddi gi dëkk bi foo jaar day mel ne may gox Ngidila la am na leneen lu mu soxla lu dul ay teeni ngelaw ñu naan forage Ngidila la am na leneen lu mu soxla lu dul ay yeneen ak yeneen yàq askan yi nag weesuwul lu dul jël as diggante suy suyoo si as pandustal yi bu fa oto jaaree kenn du ndoy ne ñaata million ak ay dërëm yoo xamante ni si dërëm bi ça sert à quoi gis nga ñun suñ commune bi dañ koy fier waaye nag dañ naan alhamdulilah ba fi Djily nekkee jooyu ñu meer ndax Djily day jëloon dooleem bokk kaat waa Ngidila ba tax na waa Ngidila maa ngi leen di soññ di leen wax ne sama kàddu yi kàddu soññee la di soññ jeunes yi nekk ci commune bi ñu nekk ci gox yeen gox rawatina waa diaspora bi di leen wax ne bu bis ba nañu àndandoo xàccandoo dóorandoo ndax l'union fait la force ba tax na Djily dañ lay wax ne ñu ngi si ba tax na Djily dañ lay wax ne ñu ngi si ginnaaw Moustapha Diop na xelam dal ngir ànd ak moom di liggéey tey ak ëllëg jiital ci suñu maire bi Moustapha Diop di la wax ne Djily doxalal ñu ngi sa ginnaaw du ma terminer nag sama discours sans me remercier Amazone yi jógee ba Louga di ñu jàppale ci xew bi fàttewuma kenn. waaye nag du mën a ñàkk ndax ba ñu xale ba léegi noonu lañ daan gisee sa papa daal ñëw ci Bakhiya di ko ñëw ci Ngidila di def lii ngay def lii rek nga war a def jërëjëf Samba. wa salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen waa Ngidila yëpp di kontaan ci yéen di wax ne lii may bëgg a wax ci sama xol laa ko tibbee yàlla xam na ko dañ da olof da daan wax ne kuy lay say noonu say mbokk yi njëkk a jeex mais man waa Ngidila ñoo tax ma weddi ko man samay mbokk ñooy waa Ngidila ñoo ñooy jàppale fu ma wootee ñu wuyu ma lu ma wax ñu ne ma loolu lañ wax
maa ngi leen di sant ngir le 1 ngir le 2 ngir le 3 yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf loolu il faut ma jàllale ko di sant nag ASC yi ndax gannaaw yàlla nag ñoo topp sama ginnaaw ASC Ngidi la ASC Nasru ASC Darou Salam jërë ngeen jëf li may bëgg a wax nag man moom du ma mën a wax 2 minutes rek ngeen baal ma rek ndax lii bis la boo xamante ne si ne dañ koy yàgg xaar ki ñu ko jaral nag muy suñu coordinateur monsieur Djili Lo man ñëpp dinaa da ngaa bëgg Djili da ngaa bëgg Djili bu ma bëggul Djili kan laay bëgg man Djili rek laa war a bëgg ndax dañoo xaw a tolloo ay at nag bu neexee ba neexul ñu bokk ay gis-gis bokk ay bëgg-bëgg muy bañkat man may bañkat waa léegi nag damay ñëw ci nuyoo bi nag loolu ab yóbbante la woon rek di nuyoo di commencé ci nuyoo bi monsieur le ministre Moustapha Diop ci mi nga xamante ne si ne moom la Louga yaakaar moom la président Macky Sall yaakaar moom la département bu Louga yaakaar moom la ñi ma a falu ci département bu Louga yaakaar ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la jox sa wàccuwaay di la wax ne nuyoo bii na nga ñu ko tegal loxo chef de village Baye Modou Mané Gueye sunu xarit sunu baay sunu lépp di ko baax di ñu accompagner ñu di ko sax di wax ne yàlla na ko yàlla wéral ay cëram ministre Abdou Khadre Lo nag li ma war a wax ci moom dafa bari ndax li muy liggéey il faut ma wax la ko tey Abdou Khadre Lo bañ naan ba rek muy 2014 ñu commencé ànd ñëpp naan kii dem kii dem man ba ma ko xoolee laa xam ne day dem yàlla xam ne ne du ma ànd ak pour dem man Jamil du ma ànd ak pour bu dul woon a dem bàyyi naa ko bu yàgg te lii ministre boo ko wootee waatoon la 5 bii ñu jëm ñu defalaat ko nii ñu ko def ndax nag moo ñu ko ji bëgg na Ngidi la bëgg na 63 villages yëpp amul fenn fu fi xew te du fa taxaw muy gàmm muy dëj di lépp doole ma nga fay dem ba barki démb ci koor gi amul benn kër sëriñ boo xamante ne si na taxaw fa yóbbu fa suukar ak lépp loo xamante ne si na ravitaillement la ci koor gi muy Bakhaye Dia di Mbarom Diop di Touba Njambur di Maka Bara Gueye di Jëleer lu Sil di Njibi Seck ñëpp maa fa ànd ak ñoom ak Arona Ngom mi nga xamante ne si na mooy vice coordinateur am fépp ñu taxaw fa jox ko li nga xamante ne si na mooy wàccuwaayam kii mënuñu koo bañ a fal te li may wax nag gars yi dañuy lam-laamee naan dana am ak du am ma ne leen kii fi nekk bëgg bëre bañ bëre léegi nag bu taxawee dañ koy door mu daanu bu sëggee bëre ñun ñu mbot ko mu daanu bu tekkee ngembam dawa wane ginnaaw nag ñu baal ko nag ndax nag ñoo bokk commune bi li ma koy ñaanal na départ dem yoonam bala Djili Lo ñëw ànd ak Moustapha Diop ana ñu bëgg Djili Lo ana ñu bëgg Djili Lo ana ñu bëgg Moustapha Diop maa ngi sant nag maa ngi sant sama responsable yi nga xam ne ñu ngi àndaloon Gille Gueye Ramata Mbeng Kula Ndiaye Wacci Diop Baye Gora Gueye mi nga xamante ne si ne moo ñëw pour jàppale ñu ànd ak équipe am ak Malaw Sow ñun ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm Djili Lo ñoo ak yow rek ba ca mairie ba ñoo ak yow ba nga nekk ministre de la république Moustapha Diop nekk président de la république ñun ñi nekk ay maire ne di waxtaan ku bëgg Djili Lo dala wax ca kaw. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi tedd bi sant suñu ñaari waajur ñi ngi sant population bu commune Ngidi la waaye di sant yi dëkk bi nga xam ni mooy le village de Ngidi la ndax buñ ko waxee fii dañ fay yàgg def ay événement yoo xam ni parfois mën naa compliqué waaye ñoom dañuy may ñu def lépp ci jàmm ak salaam te du am benn jafe-jafe loolu nag buñ ko waxee kiñ ciy gën a sant mooy le chef de village muy El Hadj Modou Mané Gueye mu ànd ko ak ay mbokkam ay rakkam ay magam ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir village bi góor jigéen mag ak ndaw
bu loolu weesoo samay wax dama koy tënk ci ñetti poñ bu njëkk bi mooy jëmm ji taxaw muy Moustapha Diop di ministre maire nekk suma xarit waaye nekk koo xam ni ku neex a àndal la ndax nit bu neexee àndal mooy ki nga xam ni da ngay ànd ak moom te du bëgg dara lu la fakasal du bëgg dara lu la taq du bëgg dara loo xam ni da nga koy am ci lu metti ku mel noonu boo ko amee da ngay xam ni kii ab leader la wax naa ko démb ci guddi ci émission rajo bi ñu doon def fii am journaliste bi laaj ma ni ma yéen da ngeen a topp ci Moustapha Diop di ànd ak moom di dem lan moo tax mën leen a dem seen yoonu bopp ma ni ko àdduna doxewul noonu ndax jàkka ja sax am na imam buy jiite ñeneen topp ci Moustapha Diop dañoo ànd ak moom ci ànd boo xam ne ànd gor la ànd nawle ànd boo xam ni ànd bu sell la bu wér boo xam ni amul lenn loo xam ni am na ci gàkk-gàkk mu ànd ak ñun yërëm ñu waaye yiir ñu ba pare di ñu jàppale ci lu bare ku mel noonu nag mënoo koo am di wuti keneen ndax ñun suñu xel sax du nekk ci wuti keneen waaye dafa nekk koo xam ni ku neex a àndal la comme ni ma ko waxee ndax nit la koo xam ni boo ko doon wax dara sax yow xëy na yow yaay xalaat li nga koy wax waaye moom dara du ko ci metti ndax mën na laa boot ñeneen di dem ngeen koy wax lu ko naqari yéen ñëpp mu ànd ak yéen boot leen ba wàccee leen foo xam ne day sedd guy mu tëral leen fa ni leen yéen kët nii ngeen war a dox ak nii ak nii ak nii bu ko defee jàmm daal di dikkaat ku mel noonu li ngay mën a def mooy continuer di ànd ak moom di ko jàppale te mu nekk jàppale bu wér boo xam ni amul tricher amul def loo xam ni luy nuroog wuruj la wala war wala rambaaj man de xawma loolu man jëpp bi ma ànd ak moom nii lépp lu may def ak moom lu leer lay doon tey nag du lenn luy tax ma ànd ak moom waaye dama ànd ak moom comme ni ma leen ko waxee muy ànd gor ànd nawle ndax it sonalu ma ko ci dara waaye daf maa bëgg man bëgg gi mooy lan mooy lu bari da koy def laaj ma ci xalaat ma wax ko ci la ma xam wax ko ci la ma gëm ndax xam na ni man du ma ko jay comme du ma ko jay nag danaa ko ca wax la nga xam ni moom laa gëm ni ko man de lii bu doon mën a loolu lay def te loolu mooy àndu nit booy ànd ak moom day fekk yow li nga xam ni bu doon yow moom ngay def moom nga koy wax man nag ci foofu laa toll ak moom te loolu lay ànd ak moom nit nag nit ku baax des koy wax bu dee nag ku ànd ak Moustapha Diop da ngaa bon wala ku ànd ak Moustapha Diop yow da ngaa nekk nit koo xam ne da ngay peut-être da nga faa dem pour yalwaan wala dara kon ñëpp dañuy yalwaan ñun force dañuy ànd ak moom ku mu neex dañuy ànd ak moom ku mu naqari dañuy ànd ak moom ndax bi ñuy ànd ak ñeneen itam dañ doon ànd ak ñoom te ñoom bi ñuy ànd ak ñoom pour que ñu doon ànd ak ñoom dañ doon ànd ak ñoom te ñoom joxuñu ñu woon dara mais dañoo ànd ak ñoom ba gis ni ñoom ñii ñu àndaloon gën arrangé duñu ci ànd bi ñu wàcc leen fa dem ànd kii ndax kii gën boo àndee ak moom da nga jëm ca kanam waaye ànd ak ñoo xam da ngay jëm ca ginnaaw kenn du ko def man nag kii laa gëm moom lay àndal moom lay nekkal ci politique lépp lu may def ci politique moom laa ciy waxal loolu mooy li nga xam ne moom moo am ci sama diggante ak moom bu loolu weesoo mooy deuxième bi nga xam ni moom laay wax muy ñaareelu poñ bi mooy lan mooy li nga xam ni ci la ñu nekk nii muy meeting de remobilisation bii ñuy def tey muy troupe yi te ñu jëm ci ay élections yoo xam ni ku nekk dégg na li ci am coow li bari na mu ñëw siggil ñu fii ci Ngidi la wax li mu wax ndax man li ma wax rek mooy li nga xam ni moom laa gëm Moustapha Diop c'est le plénipotentiaire du département de Louga donc ki nga xam ni mooy plénipotentiaire du département de Louga c'est lui qui nomme les mandataires des communes ñun bu ñu àndee ak moom mu wax ñu nii
yéen laa àndal te yéen a ne ma nekkal fii ci Ngidi la kon jàpp nañu jooju wax ñun terminé na li ñu mën a gëm mooy ñun ki ñuy àndal xam nañ ko ndax gis nañ ko lu dul benn du ñaar mu xeex lu mel noonu dox ko def ko te man li mu nekk moom laa nekk moom c'est un homme de défi man nag je suis un homme de défi te li moom bu ma ko waxee xam na ni li ma ko wax loolu am na ndax man lépp loo xam ni moom wax na ma ko maanaam lim ciy daj rek man loolu laa ciy daj ndax damaa jàpp ni moom wuruma gën a gore man c'est-à-dire noonu laay doxee ak nit kii bu may ànd ak moom loolu laay àndee ak moom du ma ànd ak moom ci lenn lu dul loolu mooy dama naan kii gënumaa gore lu mu attan ci yëf yi danaa ko ci attan pour que bu ñu demee ba ca bis ba kenn ku ci nekk yëkkati sa loxo yàlla def nag bañ àndee ba léegi njiglaay loolooy am bis bu ne bu ñu àndee élection yi ànd yëpp gars yi dañuy ne fële toog ku nekk naan non waa affaire bi moom dana doy waar de waa Ngidi la moom nu ñuy demee c'est waa Ngidi la nu ñuy def ba ci élection présidentielle yi passé ñëw nañ fii meeting ñu bari di poser question waaw yëf yi moom waa saa waay ndax dana gañe ma ne ko ministre man xam naa ni li ma man xam naa ñi may waxal it xam naa man bu ma leeroon ni du ma gañe dama ñëw ci yow ni la mënumaa gañe wala ma ni la man kët dana jafe ci man mais xam naa ni man bu bis bu élection yi demee ba ca ngoon nga danaa gañe waaye keroog ca ngoon ba ma ko woo wax ko dañu ma béttu ma ndax waxoon nga ma te dama ni ko dama koy laminer laa ko wax ci kanam ñëpp ma ni ko dama ko bu ma waxuma la laminer laa koy def te foofu boobu maa ngi ko jiitoo 2223 voix moom laa ko jiitoo ci élection yi passé kon loolu lu ñu gëm la ñu moom c'est un homme de défi mais man daf may encouragé ndax noonu mu mel ndax défi boobu mu am man moom laa am ndax moom ngor ji ma ji moom laa ko ji ndax ay mbokk lañu bu wér a wér maas bu waxee ngeen dégg ko suñuy maam benn la bu ko taggee daanaka mënoon naa toog bàyyi ndax benn lañu moom tam xam loolu di ko jëfe di ànd ak man ci loolu kon du ma def du sant ko gërëm kon élection yi ñu xam ni noonu lañ ko tërale te noonu lañu gëm te jàpp nañu itam noonu lay demee ndax gis nañ comme li ma leen wax ay étapes yu bëri yoo xam ne jaar na fi noonu la ko doxale ndax it élection yi passé am na commune yoo xam ne noonu la meloon mais da leen a jox mandataire bi man benn bi ñi ngi dem bu ma juumul kër Momar Sarr wala Nguer Malal président de la république da ko woo ci yoon bi jotu ko mu woo Aminata Mbengue ni ko waa yow li nga def nag pourquoi nga dem jël mandataire bi dem jox ko benn boy bi ginnaaw bu nekk Sàkkal boobu Ousmane Sàkkal Dieng ma lay wax maa ngi koy nuyu de passage ministre ni ko man gëm naa ni kooku dana gañ mu ni ko c'est bon à ses risques et périls donc ñu dëj wax jooju ngoon nga jot Ousmane Sàkkal Dieng daa gañ kon kii dafa neex a àndal ndax li ma leen wax booy ànd ak moom dana ànd ak yow ci saayir ànd ak yow ci baat kooku nag du la baax xam nga ak njaboot boo ko yoree di boobu ay cuuj yi da nga leen yiir ëmb leen téye leen ba nga xam ne benn cuuj du dee waaye boo dee yow da ngaa yor cuuj yi booy lekk da ngay daw wàcc leen fa cuuj yi benn nekk fële bu muus ñooy dañ leen yam yóbbu kenn du fa des loolu mooy am kii nag ñun dëgguñu ko waaye dañuy wax dëgg wax jikko yi nga xam ne moo nekk ci moom loolu rek lañ wax waxuñu leneen ndax man mun maa tàgg kenn waaye damay wax dëgg nag moom yàlla rek ko moom waa Louga nañu tëppi seen bët ñu xool xam ni fii ñi fi nekk di wax bari nañu mais nañu xam ni kenn kii moo fi nekk wax ji bari na torop mais lépp lu waay yi def yaakaar ni mën nga koo def ci ay naxaate ay tappale doo dem kii moo fi nekk tey moo fi nekk suba kay bu ànd ak moom mu neex léegi boo ànd ak moom léegi ba ngay dem ba mu naqari nga bëgg a ñëw ànd ak moom kañ béy wéy na mbuus kon foofu lay tëjee wàllu élection yi kon nag leer na ci ñëpp que ni ñun fi ñu nekk foofu la ñu nekk mooy ñun ministre ñun la wóolu comme ñun la wóolu nag kon na ngeen jàpp ni fii leneen mënu fee am waaw leneen nag ñun duñ ci wax li ñu jàpp daal mooy lii ñu leen wax mooy que leneen mënu fee am bi may mujjee nag mooy kii fi ne nga xam ni am mëkkatu suuf la ndax xam nga mëkkatu suuf mooy lan yow mënoo toog fii yaakaar ni da ngay toog ci mairie bii yow amoo benn xalaat boo xam ne mën nga cee indi xaalis ci mairie bi lu dul jaay suuf boo jaayee suuf ñëw
gonfler ay budget ni man sama budget man damay dimbali yeneen maire yi parce que yeneen maire yi mënuñu dara loolu maire bu mu neexoon nga def ko am xaalis jaay suuf moom taxul am xaalis du dara loolu du benn recette municipale mënoo koo créer ci jaay ay suuf dafa am ay taxes municipales yooyu créé wala nga am ay partenaires yu lay jàppale ngay dimbali nit ñi te fii man maa fi indi dara yónni ko ñi muy fii waa dispensaire bi lii ngay gis ab dispensaire la mooy dispensaire bu Ngidi la moom mosu fi indi dara budget bi sax du nangoo def li nga xam ne moom la war a def pour jàppale ñi ñuy sonn ngay yëkkati yow di ci def di wut ay partenaires yu lay jàppale nga di ci def man récemment am naa partenaire boo xam ne dafa may jox ay bagages mais bu ma ko waxee dee la danaan ma du man sax du ma ko wax parce que xam naa ni maa moom duñ wax duñ jubóo ci loolu ku mel noonu nag waa Ngidi la ñoo war a yeewu xam ni bu ñu ko toppee continuer seen suuf dana jeex duñ am fu ñu dëkk duñ am fu ñu baye duñu am fenn foo xam ni moom la ñuy defee loo xam ni moom la ñu bëgg. léegi nag nit ñi nañu xam ni luy jot na ginnaaw dee mooy nit ñi jël seen matuwaay xam ni kii fi nekk du dara ab sàcc la sàcc nag li ngay def wuub sàcc dàq ko ba mu tarlal ko ba mu dugal ko ci biiru kër nga jàpp loolu mooy li nga xam ni moo ci am Moustapha Diop mii nag moom warut a wax ak moom ñun ñi la war a wax ndax moom ñun ñoo ko tee nelaw moom nekk na trésorier bu parti réew mi boole ko nekk mandataire wala ma tuddee ko sax plénipotentiaire bu parti réew mi waaye yow nan ngay ñëwee naan da ngaa nekk bëgg a nekk député yow mënoo gañee sa commune naan da ngay nekk député mais loolu daa yomb yow ñëw nga ni da ngaa bëgg a nekk ab député mais da ngay fexe gañe fii nga bokk ma ne ko ma défier ko ni ko yow doo gañe commune bi sax doo ko gañe dañ la fi lapp ba nga mokk te noonu la dem dañ ko fay lapp ba mokk muy wax département ma ne ko foo jëm mënoo gañe dara loolu mooy li ci am kon ñun fi ñu nekk rek foofu la ñu nekk li gën a wér mooy moom buy wax ak Moustapha na toog fii ñëw wax ak man jàmmarloo ak man Moustapha nag moom du tudd du wax ak moom du ko lijjanti bu ko neexee mu ni damay ànd ak keneen dem nangam mais Moustapha dugul ci loolu te du ko wax ci loolu du ko ci masa wuy loolu mooy li nga xam ne moo ci am li ma leen wax rek ab mëkkatu suuf moom noonu rek lay mën a mel ndax moom fu mu seen suuf yaakaar ne da ko war a dagg jaay Ngidi la gi ni mu leen def bërki démb dara gënu ko mel Ngidi la dañoo dem sempi borne sànni ñu sampaat bi sempi sànni muy tudd nanke goo xam ne guy nanke goo xam ne du jeex mukk guy nanke kay xanaa dañaan 4000 mètres la wala 1 hectare 2 hectares mais guy nanke goo xam ni bi mu déparé guy nanke ba Dakar daanaka mënu ngoo mu jeex fu ñu wax nga ni mooy guy nanke buñ la dàqee rek nga dem xottiwaat feneen dagg dem ñëw taxawaat ni guy nanke tey jii waa Badem Dieng Badem Niang Kër Sayar seeni tool fa la dugg ñoom it dañ jóg xippi seeni bët xool ndax ak càcc weesuwul nga gàddu ab drone nan da nga koy may waa impôt et domaine loolu leen di may ay drone soxla wuñ ko am na leneen lu ñu gën a soxla mais loolu daa am lu ci lalu mooy nga surveiller tooli jàmbur buñ ko yëg nga natt ko dem jaay ko wala nga seet loo koy def wute ko clientèle politique loolu rek la pour leneen xam nañ ko bu baax mu jógee ci ñëw panneau yii mu jël ni day contrer le ministre Moustapha Diop ci panneau mu def la ma ko wax mënul ko dara dugg nañ conseil municipal ma ni ko man de bu doon tey ministre dafa jël panneau bi bind ci bienvenue pour la commune de Louga bu boobaa boo ko waxee du ma ci wax dara damay d'accord ni am na lu ci am faute am na ci wala leneen loo xam ne mais ministre la mu def ku nekk ci nga bokk daf ni bienvenue à Louga. billaay wallaay. Ngidi la nag mënoo koo génnee ci Louga léegi nañu wax bu génnee Ngidi la ci Louga fan la koy dugal moom. na ko laaj fan la ñu bëgg a yóbbu ñoom xanaa yóbbu ñu Fuuta wala mu yóbbu ñu Matam wala feneen. inconscient wala Saint-Louis. inconscient. ma ni ko ñun. man loolu mooy sama problème bu doon ministre dama def loolu. du ma d'accord mais damaa gis ni li mu def lu logique la tey ca Kokki ci Louga la bokk Kër Momar Sarr ci Louga la bokk Ngën Sarr ci Louga la bokk yow nga jël Mbéjén ci Louga la bokk nga jël Ngidi la seppi ko ji dem ba jël digg ba nga samp poto demaat ba ca gannaaw nga samp poto kenn xamul poto yi di nuróol moo tax poto yaa ngi commencé di fay mu def suñu xaalis plus de presque 30 et quelques millions yoo xam ne conseil municipal bi yëguñu tenuñu amuñu luñ ci xam loolu dafa ngeen
ñun danañ ko d'accord wala ñu koy nangu waa Ngidi la di jëlaat kii di ko fi teg duñu ko d'accord tey duñu ko d'accord suba. leen jàppale kon maa ngi la leen di dégg di la wax loo ñu ci jàppale ñun ñu yëkkati ko jàppale leen ko ministre nag yëkkati na 2 millions jàppale leen ko yéen jigéen ñi ñi nga xam ko yaakaar naa sax annoncé woon naa leen ko avant waaye ngeen xam ko noonu man it loola dinaa am lu ma ci yëkkati teg ko ci pour que ñu mën leen a defal seen basa yooyu ngeen waxoon te moom it xam naa ni du ñàkk loo xam ni biñ demee ba ca kanam dara ci jàppale waat pour que jëm ca kanam Moustapha doo ko bëgg amul ma dañ ko bëgg ma defal la bi nga ko bëgg mooy Djily doo ko bëgg dawal Moustapha doo ko bëgg dawal wax ma dañ ko bëgg ma defal la ko dañ ko bëgg Moustapha Djily yow lii sa yaay mooy ku baax la di sant sama gan yi nga xam ne dañ fi ñëwoon muy jaraaf Youssou Ndoye ànd ak Mamadou Sylla Bamba Yadd ànd ak Ousmane Ndoye xam naa ni dañu doon bañ guddi ñu dem léegi ci yoon wi xëy na doon bañ a guddeeg lool xëy na loolu moo tax ñu mujj yeewu waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant sama ñaari soxna yi nga xam ne ñu ngi ci kaw muy soxna Khady Lo ak soxna Mame Khary Touré di sant tamit sama mbokki waa Kër Mbaar yi yëpp yi nga xam ne jàppale nañu ak ñi nga xam ne dëkk ñu sax Kër Mbaar yi dëkk Louga dëkk feneen ñëw nga xam ne dañoo jàpp ci bis bi ba bis bi taaru di wax ni njaboot gi muy suma mag yi suma rakk yi ak ñëpp ñi nga xam ne même ñi nekk extérieur boobu ba léegi kenn amul jàmm ñi ngi woote di laaj ci lu ñu nekk mbaa yëf yi dana am mbaa yëf yi dana neex mbaa yëf yi du am ay jafe-jafe ñooñu ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di sant la sécurité comme ni ma koy waxee ñoom it jàmbaar lañ dañuy sonn fii lool di jànkoon rek ay difficultés yu ne dañu leen di sant di leen gërëm les journalistes yéen tamit desu leen ginnaaw dañu leen di sant bu baax di leen gërëm gis nañ seen taxawaay ci bis depuis ca suba yéen a ngi taxaw am na ñoo xam ne sax depuis démb ba léegi ñu ngi taxaw ñoom it vraiment di jàpp ci bis bi ba heure bi di sant ñëpp ñi nga xam ne muy xale yi jeunesse bu Louga bi comme ni ma la ko waxee rek barki dem bi ñuy wax ñii samay xarit lañu lu metti metti ñoom da ciy am ñoo xam ne sax man du ma xam sax ni ñuy mel ci man tellement que da ngay gis koo xam dafa may woo du ma ko sax miin bu baax mu ni ma Djily damaa bëgg a jàpp ci sa bis xëy na sax mas naa jàppale ko ci dara wala mas nañoo yor bisam ma ñëw ca rek ndax loolu ndax la ma leen di defal sax du dara yàlla mi ñu tim xam nañ ab symbole lay doon waaye ñoom ni ñu mel man loolu moo tax ma mel ne ku dëkk Louga dëkk Ngidi ndax it Louga xale yi fi nekk ñoom ñëpp samay xarit lañ commencé ci ñoom sellal Bamba Dieng ñoom ñëpp xale fu ne fu ma ne ñu ñëw Dakar sama kër dañuy ñëw bu koor jotee dañuy ñëw ñoom Mansour ñii mun ma leen a fay ñoom ñëpp kenn ku ci nekk comme li may wax rek yàlla nag moo def loolu